Assalamualaikum warahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV ñu tàmbali xabaaru marax yi jëm ci biirum pencum ndaw réew ma sàng le député yi ëngamloo commission ad hoc bi nga xamante ni bi juróom benn fukki député ak ñaar wote nañ ni waaw nañu daal di dindi malaanum kiirlaay Barthélémy Dias fukk ak ñeent ñoo ko bañ ñeent dañ caa daal di mandu kon mel ni kon la jip mooy Barthélémy Dias kon dañoo dindi malaanum kiirlaayam saa yu neexee yoon mën na ko wolu àtte ko ci mbirum Ndiaga Diouf dañ ci ànd bala xibaar yi jeex ak soxna Abi Gaye ma nekkoon ca pencum ndaw réewum Sénégal xibaar yi ci beneen wàll jàpp leen ni sitting la ñu xëyee tey ñoom pharmaciens yu Sénégal yi dañoo xëy delloo buum ca boy boy ga la ñu xamle woon mooy dañoo gis ni faaw nguur gi daal di fàcc seen ñàkkum kaaraange bi nga xam moo am pharmaciens yi nag ñoom daanaka tey 8 heures la ñu ëpp seen i pharmacie waaye tamit lawal ko ba ca ñetti waxtu lañ soog a ubbiwaat mu doon loo xamante ni bii nee ñu faaw nguur gi dégg leen dañ ci xuus ak reportage Jibi Sarr Dioni. ay booru fukki waxtu ci suba si la liggéeykat yu pharmacie yu Sénégal yi daje ci seenu makkaan nga nekk ci diwaanu Mermoz ñu sol seen yére yu weex yi ñuy liggéeyu pharmacien yi ñu ngi ñëwaat ci li waral seen ndaje mi le li ñuy laaj autorité yi mooy protéger leen ñu ndax ñu def suñu liggéey ku ñu mën a fëgg 4 heures du matin ñu mën a ubbi suñu xel dal ndax xam nañ ne alkaati yaa ngi rond su fekkee ni coin bu gendarmerie nekk gendarmerie mu ngi rond loolu la ñuy laaj. bu ñu sukkandikoo ci ki yor seenu kàddu jaaykatu garab yëpp ñoo ànd lëngoo ci xeex bi le te fas yéene wu ñu jël benn ndogal bu ñëpp àndul. du ñu jël ay décisions yoo xam ne suñu confrères yi jàppale wuñu ci loolu loolu moo tax ñu ne il faut que ñu évaluer suba assemblée générale extraordinaire ba ñu xam lan la ñuy wax suñu confrères yi loolu moo tax ñu ne jusqu'à nouvel ordre gisu leen benn date bu ñu avancé mun na nekk benn fan mun na nekk ñaari fan mun na nekk leneen. gouvernement bu Sénégal nag war naa def kim kàttanam ngir jële fi njaayub garab yi ci mbedd mi te ku ñu jàpp ngay def ñaawteef boobule yoon war naa rëq sa ndigg. suñu mënee renforcer loi contre le vol de bétail jàkkaar naa ne mun nañu renforcer loi contre vente illicite du médicament ndax xam ne garab ku ko xamul di ko jaay soo ko joxee nit su dee poson la yaa ko rey kuy rey nit kuy jaay drogue ñu ne da ngay rey nit kuy jaay garab bu bon da ngay rey nit. liggéeykat yi ne dañoo xëy tey banque seeni yoxo tëj seeni pharmacie ba juróom-ñetti waxtu ci suba si jotee jàpp ñetti waxtu ci ngoon gi li ñu ci jublu mooy ñaawlu ba fa ñaawlu yam seen ñaari naataango ya ñu faat ca diwaanu ñum. jaajëf Jibi Sarr leneen tam ak mbirum pharmacien yu xëyta seeni jaayukaay yi nañ daal faaw nguur gi sàmm seen i kàddu askan wi dund nañ ko dund gu métti ñu bari ci ñoom xëy nañ bëgg a wuti garab waaye mënuñu ko woon a am ndax garab bi daanaka ñëpp ñoo ko bokk jëfandikoo mu doon loo xam nag ñoom askan ñëpp ñoo ci ànd nag nañu il faut nguur gi sàmm seenu karange ba sàmbale mbooleem karange askanu Sénégal wi day Fatim Lo. buntu grillage yi ñu wàcce ko ay buntu yu ñu tëj ne ko xàpp li ni mel la ñu gis ci mbedd Ndakaaru yi pharmacie yëpp daanaka tëj nañ seeni bunt grève bi dafa mel na ñoom ñëpp ko respecté li ni mel ñenn ci askan wi di ko ñaawlu bu baax. du loo xam ne yoon la xam nga feebar mënul tàggoo buy ñëw waaw nit ki mën nga feebar à n'importe quelle heure boo ñëwee fekk ñoom ñu tëj day waaru da ngay xam nga loolu beneen affaire lay doon. dama jàpp daal c'est pas normal ak lu moo nekk daal war nañu woon a wax ak état bi. bu déggoo ci kàddoo. métti na ndaxte fi mu ne nii diggante bi kun fi bindal ordonnance bu urgent da ngay am problème pour jënd ko mais nag comment faire comme seen liggéey lan nekk te si seen liggéey lan fekk rey seen naatangoor noonu rek lañ ko mën a doxalee métti na. bëgg naa bu ñuy kaas seen i droit aussi léeg-léeg ñuy sóoraale ñeneen ñi dëgg la nit ki looy liggéey tamit si nga am droit kaas say droit ñu jàppale la mais aussi ak lu mu mënti doon rek ñu xalaataale aussi ñeneen ñi parce que boo feebaree yóbbu sa malade du mën a faju léeg-léeg nga am urgence yóbbu ko du mën a faju. tekkul loo xam ne lu ñuy rafetlu la. ñoom sax waxuñu dañuy grève toute la journée dañoo jëggu benn heure suba si dañuy tëj mais ngoon dinañu ubbi kon ñoom defuñu ko ngir mun a xoñoñol nit ñi defuñu ko ngir lenn mais dañ ko def rek ngir nit ñi wala état bi delloo si waat parce que état mooy li nga xam ne moo war a sàmm. wante suñu sukkandikoo suñuy jot a dékk suñu micro pharmacien yi ñoo ngi ci seeni droit ndaxte lii rek ay tax ñu mën a saafaxal li ñuy ñaxtu. mais nag seen droit la di kaas parce que temps yi dëkk bi dafa tàng te rey bi bëri na lool nag mais aussi il faut les comprendre waaw parce que seen droit la nekk. lii c'est pas la première fois mat na 7 ans wala 8 ans canal 4 am na bu fa amoon ba léegi dégguloo si dara. boo ñu jàppee ñi nga xam ne tamit ñoo koy def ñee faat nañ leen ñi nga xam ne tamit ñoo def jëf ji ñaaw tamit bu ñu leen jàppee soo moytuwul du mujj fenn. doomu aadama bu jëlee alalam ngir liggéey si ngir dimbali si doomu aadama yi
alalam dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a ñoŋ mais ça veut dire que alalam dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a surveiller te loolu état mooy li nga xam ne moo leen si war a dimbali. docteur yeeg pharmacien yi grève muy mel ni système sanitaire bu Sénégal am na ay jafe-jafe ñenn ci askan wi ñu jot a gis ñoom nañu nguur gi war na def kéem kàttanam ngir mën a saafaral ñaxtu ñi nga xam ne dañuy liggéeyee ci wàllum wér-gu-yaram ndax askan gi mën a jot ci faj bu jaar yoon. Ndeye Fatim Lo mbirum paj googu daanaka bari na lu muy jur ci askanu Sénégal ci ay gàllankoor ndax lu mu néew daanaka juróom-ñaar fukk ak juróom téeméer boo jël ci ay jàngoro nit ñaa ngi ko tàmbali dund ca moo ne la muy buum ci ñoom bari na Sénégal am na wàllam ci biir ni ko àdduna yëpp amee ndaje lañ ci wote woon fii ci Ndakaaru njiitu gouvernement Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ko jiite woon waxtaan bu ma doon fexe ba dëkkandoo bi dëkkandoo yenn bàyyi may ñu mën koo waggar ba jur ay jàngoroom Fatou Bintou Diagne. One Health maanaam benn wergu yaram ngir ñëpp li ko tax a jóg mooy fexe feebar yi tukkee ci dëkkoo nit ñi ak mala yi loolu tax ba acteurs yi taxaw si yoonu saafara ko. L'approche Une seule santé trouve toute sa justification et toute sa pertinence. approche boobu ñu duppee nag benn wergu yaram taxawee na njëriñam ngir rek gën a yëngu ci wàllu lëkkale bànqaas yi soxal rek suñu réew yi ndax bu weesoo li ñeel santé publique nemmeeku nañu it ay problème jëm ci kaaraange yu mu mën a indi waaye it lu ñu nemmeeku ci dem ak dikk nit ñi ak li jëm ci seen kaaraange. Public pouvant entraver les déplacements des personnes et la sécurité des biens. Sénégal bëgg a sukkandiku si bile doxalin ngir fexe yooyu les jàngoro yi ñu jàpp ni ay jafe-jafe lay indil askan wi jëm ci wàllub kaaraange. Le Sénégal a mis en place sa plateforme One Health. Sénégal taxawal na plateforme bi ñu duppee One Health mu sukkandiku rek ci benn kuréelu liggéeyukaay bu dajale ay bànqaas yu bëri te maa ngi koy rafetlu lëkkaloo boobu sukkandiku rek ci benn wérgu yaram tax na ñu jël ay jéego ci mbir mi ñu mën ci jàpp sax tabb bi ñu tabb benn point focal taxawal ba ñu taxawal centre opérationnel bi yëngu rek ci gestion interministérielle ak lu soxal wàllu crise waaye li soxal centre des opérations d'urgence sanitaire ainsi que du centre des opérations d'urgence sanitaire. bu ñu sukkandikoo ci gëstu yu mujj yi li mu fësal moo ni ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom yi ci xeetu feebar yu yees yooyu di dal doomu aadama yi mi ngi bàyyeekoo ci mala yi lu nu mel tax na ba kilifa yi jug ci ngir dakal ko. jaajëf leneen ci xibaar mi ngi soxal mbirum koom-koom jàppale ni parc bi nga xamante ne bi lépp luy industrie moo ko tax a jóg kenn samp ko ci jam ñaajoo léegi mu ubbi ay buntam tàmbali liggéeyam ministre bi ñu dénk wàllu mine ak industrie moo ko xamle Aly Ngouille Ndiaye commission bi ñu dénk saytu wàllu gën a mel def nañ enquête ba liggéey ba ma nga tàmbalee dox El Hadji Moussa Bey. poñ bi soxal nañu yore koom-koomu suuf si bokkoon na ca la ñu gënoon a waxtaane ci séance plénière bi lee jëwriñ ji ñu dénk li jëm ci këru liggéeyukaay yi ak li soxal koom-koomu suuf rafetlu na jéego yi nga xam ne def nañu ko ngir rek leeral secteur boobule. mii nii pare nañ code bi donc yaakaar naa ne bu ñu ko commencé appliquer nit ñi dañ ci gis seen bopp te déjà rapport yi nga xam ne yii wane nañ ko en tout cas firnde la ci boo ngeen seetloo lu ëpp ñaari weer ca ginnaaw lan moo doon coow li nañ génne contrat yi. ku bëgg a gis contrat yi mi ngi ci mbedd mi léegi loolu nekkatul coow contrat minier yi nga xam ne amuñu woon sax obligation génne ko bi coow li amee dañoo bind entreprise yëpp ne leen dañoo bëgg ngeen may ñu publier contrat bi parce que mënuñ ko woon publier d'autorité parce que yoon permettre ñu ko mais ñi ñu tontu yëpp publier nañ contrat yi tey lu presque lu jege ñaar fukki contrat mi ngi ci mbedd mi. njëriñ ak taxawaayu li ñu duppee rek zone économique spéciale intégrée di ay kuréel yu ñu teg rek ngir gën a ñoŋal koom-koomu réew mi ñeel rek doxalin bi jëm ci ni ñuy sukkalee këru liggéeyukaayu réew mi doonoon la ñu waxtaane ci kanamu ndawu conseil économique et social ñu seetlu ne nag parc industriel bu Diamniadio bokk ci ya nga xam ne ciblé nañu leen ngir ñu war a tàmbali seenub liggéey ci ay fan yu néew. amoon na fi benn zone économique spéciale bu nekk ci wetu aéroport boo xam ne bii moom lañ fi fekkoon boobu yaakaar naa ne peut-être fii ak mois de décembre am na benn promoteur sénégalais bu war a démarrer déjà ay travaux zone benn bi nga xam ne bii moom le président Macky Sall initié ci leen doon liggéey première phase bi daanaka pare na am na entreprise yu bari yoo xam ne bëgg nañu faa nekk arrêté nañ en tout cas conditions yi nga xam ne mi ngi ci loi bi ak conditions yi nga xam ne moo nekk ci loi bi am disposition
d'incitation fiscale yi. kuréel bi ñu duppee commission du développement industriel de l'énergie et des technologies moom rafetlu na solos poñ bi nga xam ne jàppoon nañ ko ngir waxtaanee ko ci kuréel bi li soxal poñ boobule sax ak projet de résolution bi ñoom ndaw kuréel bi yëpp nangu nañu ko. El Hadji Moussa Beye jaajëf ministre bi Aly Ngouille Ndiaye yëmu ca kàddoom jot naa jëpp jëm ci wàllum ceeb ak suukar bi naan dafa manqué ci biir réew mi ministre bi nee na dëgg la bu fekkente ni manquement it am na nekkul bi jóge ci biir Sénégal ndax bu fekkente ni ceebu waalo bi sakkan na ci biir réew mi suukar si mi ngi fi xanaa kay lan manqué ci réew mi mooy ceeb ba ni jéggaane bi ti réew mbaa suukar si lii la ministre bi xamle Aly Ngouille Ndiaye dénk na ko moom El Hadji Moussa Beye. liy développé am réew du mbayum jàmbur. dañoo am lu ñuy bay ci réew mi am ñoo xam ni dañoo bàyyi yeneen dëkk yi ñëw Sénégal di fi investir donc loolu aussi il faut ñu koy bàyyi xel di employer ay nit ñuy fay impôt donc ñooñu mënoo jóg-jóg rek nga leen yemale ak ko xam ni ki peut-être benn emploi la am ñaari emploi donc loolu il faut aussi nit ñi bàyyi ci xel toujours donc suukar manqué na manqué wul jàpp naa ne peut-être waa demee CSS ñoom wax na ne manqué wul peut-être ñeneen ñi pour d'autres raisons ñu ngi wax mais en tout cas yaakaar naa ne ñun ñëpp bi ñu xëyee ndekki suukar nañ suñu café donc loolu amul problème ceeb bi aussi tey ñun ñoo ne woon dañuy développer suñuy ceeb mais buñ produire ceeb bu bari il faut ñu koy consommer surtout que ceeb de qualité la donc ceeb bi ñu produire il faut ñu koy lekk tout simplement donc te ministre bi la muy permettre ngay dem jënd ceeb mi ngi dépendre ci li ngay jënd ceeb bi ci réew mi dañ ne woon ceeb bi ci réew mi jeex na moo tax ñun nañ wuti bitim réew il se trouve ko ceeb bi jeexul nañ ko lekk ba pare bala ñoo jëggaani. ci benn wàll ci xibaar yi ñu xusandi jàppale ni fi mu toll ni tembeem kii nga xam moom mooy yees di saytu lépp luy kaara nga ci géej gi moom ci boppam teg na loxo fanweer ci ay gaal ak ñañu àndaloon ndax ñàkkum kaaraangeem ñàkkum permis de conduire maanaam permis dawal gaal gi waaye tamit xëy na ñàkkum gilet bi nga xam ñaare boo ko solut bu ndox mi amee gannax mën ngaa ñàkk sa bakkan loolu lépp tax na ci nga xam mooy rek capitaine Mamadou Ndiaye ci boppam teg na loxo lu bari ci ay gaal dañ ci xuus ànd ci ak Mansour Sow. Sénégal nag comme gi nga xamante nag mi ngi koy am muy jóge ci géej gi kenn naatablewul doole ji nga xam ne nag moom lay jural ci comme réew mi comme googulee sax moo tax tey ji ba Sénégal nekk ñeenteelu réew bu bokk fii ci Afrique sowu jant gannaaw Nigéria Côte d'Ivoire ak Ghana ñoom sax ñi nga xamante ne seen i partenaire économique bokk na ci France Inde ak Italie place boobule Sénégal bu ko amee tey ji lu bare bari tënku na ci li nga xamante ni mooy napp gi waaye tey gi li sunu moytuwule rek loolu dina naxasaay ndax jëf ju ñaaw joo xam ne nag ñu ngi koy jëf jëmale ko ci géej gi lorowal nag commandant Mamadou Ndiaye taxaw temm rek ni dina xeex jëf jooju léegi. ëpp téeméeri pêcheurs yoo xam ne gis nañ leen ci plage yi ñu doon waaj a dem te bi ñu génnee lu war a mat ñeent fukki gaal tase nañoo ak ñoom waxtaan ak ñoom gaal yi ci ëpp nag nekkuñu woon ci yoon li ci ëpp nekkuñu yoon ci yoon ñii amuñu gilet ñii amuñu permis ñii amuñu immatriculation am na ci ñett ñoo xam ne ñoom comme ay gaal glaciaire la ñuy xaw a mag dañ doon dem fu xaw a sori amuñu woon gilet du tout dañ leen a wàññi pour ñu dem jënd gilet nangu seen ay permis de pêche donc moo tax ñooñu am na kenn balaa ngeen fiy jóge ku fi ñëw d'ailleurs jënd gilet delluwaat pour dire que ne liñ doon def tey ji am na solo. moom capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye moomulee sax ñu ngi ko teg ci bopp direction de la protection et de la surveillance des pêches weesuwul tey ji ñeenti weer waaye tey ji nag taxaw na temm rek ngir xeex jëf ju ñaaw jooyu la nga xamante nag ñu ngi koy jëf jëmale ko ci géej gi moom sax nee na dina xeex mbir mi waaye daa bëgg rek tënku ci lii di sensibilisation maanaam waxtaan ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu wi. opération bi tey jii li ñu ci doon séntu moo doon daje en tout cas ak nappkat yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci Dakar jugee Yoff jëm ba Hann ba fële parce que ñoom waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy li nga xam ni moom la réglementation sénégalaise teg muy li nga xam ne moom la ñu war a respecté bu fekkee ne da ngay napp booy napp da nga war a am permis booy napp sa gaal dafa war a am immatriculation booy napp da ngeen war a am également ay gilet de sauvetage yu doy ci biir gaal gi. ndaje mile mu amal nag ak conseil locaux de pêche artisanale maritime yi di CLPA yi tax na ba capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye xayma opération de surveillance yi nga xam ne nag ñu ngi ko amaloon ca Thiès ak fii ci Ndakaaru opération yooyu la sax daal dellu si war rek di tënku di wane li nga xamante ni nag way mooy ñu dugal ci opération protection waaye tamit surveillance li jëm ci wàllu ressources halieutiques yi war nañ ko gën a yokk.
Mansour Sow jaajëf leneen ci xibaar ñu ngi jëm ci wàllum kaaraangeem fi nga xam mooy daanu Ndar ña fa nekk ni ay soldaar màggal nañu démb bëccëg bi ñu jagleel armée bi ñoom tamit tem ban jël mooy taxawaayu soldaar ci aar àll bi waaye itam fexe ba kaaraangeem ca gox ba rawatina wàllum terrorisme dañuy ànd ak ki nga xam di Mbaye Cissé am na lu mu ca dénk Gambi Diagne. parce que aar environnement mooy yaxanal ak sàmm loo xam ne ba ëllëg ak si biir population yi du ñu nekk ci insécurité parce que environnement bi bu ñu ko protégé wul lu muy jur mooy population yi seen koom-koom seen béy et tout ce qui la ak seen gàncax yooyu yëpp dañ koy perte te bu ñu ko pertee mooy pauvreté taxaw na te pauvreté bu duggee rek ci fenn rek mooy ne conflit commencé na. waaw li ma doon wax léegi rek mooy nag région de Matam mun naa leen wax nit ñi ñu ngi dox seen soxla di dem di ñëw sécurité liñ ci waroon jël yëpp ci matuwaay yëpp jël nañ ko mooy dalal seen xel ne foofu ku nekk mun def li mu doon def macha allah la sécurité de tous est garantie. jóge Ndar wàccaat fii ci Ndakaaru wax ci mbirum IPRES kër gi saytu retraité yu Sénégal yi ak seenu ndàmpaay ne ñu kat fekk ñaari at daañu fexe ba kër ga gën a dox ci wàllum modernisation maanaam jëfandikoo jumtukaay yu bees yi ci wàllum communication ak ñoom seen ngir kon daal lépp luy ndàmpaay bi ñuy jox li nga xam retraité bi ñu mën ko teg ci yoon ba lépp daal di mën a leer lu ni mel moom Mademba Sock moo ko xamle mooy président conseil d'administration bu IPRES dénk na ko rajo dénk na ko DTV. projet bi li teg moo di xam nga li nga xam ne ci la ñuy luutul sax wéer mbirum liggéey bi nga xam ne moom la ñu jox nit ñi ñii à la retraité yi ñii prestataire de service yi moo di jox leen li nga xam ne mooy service de tubaab di wax service de qualité maanaam jox leen li nga xam ne moo bëgg jàppale leen ci li ñu soxla te loolu bu ñu ko bëggee am il faut ñu am élément yoo xam ne mooy élément yu dëgër yu wér élément yi bu fekkee day wérul moom la ñuy wax fiable donc qualité bi day des xam nga IPRES da ngay natt boo nattee ñu dencal la ko ba ngay dem ñu ñëw ne la lii nga am loolu tamit ñu ne loolu dañ ko améliorer pour que ki nga xam ne dafay natt xam li muy natt ne ñaata la ki nga xam ne aussi day bénéficier de certaines prestations muy allocation familiale muy accident de travail bi nga xam ne li ñu naan crédit rentier la dafa am loo xam ne daf ko soxla donc ci mbir bi donc information bi ak fiabilisation données ak ñu am même données yi parce que ñaari institution la y a une gémellité entre les deux institutions au moins ci wàllu appartenance loi 75-50 ñoom ñaar institution de protection sociale donc loolu yaakaar naa ne pour man nekk na lu am solo en tout cas pour conseil d'administration loolu moom mooy liñ ci wut. lu jëm ci mbirum jumtukaayu yees yi xam ngeen ni ARTP dafa jógee ay weer mi ngi nii la bëgg mooy képp ku am numéro téléphone puce ba na nga ko identifier joxe sa numéro carte d'identité ngir ñu mën a xam yaay kan mbaa sa numéro passeport loolu lépp nag ndax xam ñu askanu Sénégal bi def nañu ko wala déet nuruwut ni ñëpp def nañu ko ndax ñu bari daanaka defagul la ñuy wax identification bi waaye nag ARTP may na ay fan ngir ñi nga xam ñoo des ci defagul ni mel ñu mën koo def ndaje moom lañ ci wate woon yaatu woon na lool Abdou Karim Sall moo jiite ARTP dénk na kàddu DTV. donc des na à peu près 4 millions yoo xam ne identifié guñu leen donc comme ñu ngi dégmal ay comment dirais-je ay événements yu am solo ñu jox leen diir 15 jours pour que ñi nga xam ne jotuñu woon identifié ñu identifié leen mais nag loolu du tere li nga xam ne moom la ñu prévoiroon li ñu prévoiroon mooy tey jii à partir de demain dañ doon wax opérateurs yi képp client bu ñu identifié wu nañ ko résilier mais dinañ dàq loolu ba 15 jours mais client bu ñu identifié wul dinañ ko couper en émission dinañ ko couper en réception donc ça veut dire quoi ça veut dire que képp ku constaté ne dañ la couper émission wala réception war nga daw gaaw dem ci ki nga xam ne moom mooy sa opérateur de rattachement pour nga dem identifié wu boo buggee ñu delloo la li nga xam ne moom mooy service bi nga xam ne moom lañ la joxoon mais bu passé délai boobu 15 jours yi li ñu nar a def mooy laaj opérateurs yi ñu génn leen définitivement ci seen base de données mooy résilier leen définitivement dootuñu am abonnement boobu dañ koy dakkal de manière définitive loolu moo doon li nga xam ne bëggoon nañ ko wax ci identité. leneen ci wàllum xarala yu yees yi muy télécommunication groupe Excaf Télécom moom itam doon groupe bu xarañ ci wàllu gu ni mel moo tax tam lam ca wane ni ab liggéey ci biir Sénégal ak ci Afrique tax na ay réew yu Afrique yu bari ñëw nañ ci biir Ndakaaru gii ëngam loo ci ab waxtaan maanaam séminaire gu yaatu goo xam te ni bi dañ doon sotante xalaat jëm ci wàllum rek jóge ci analogique dem ci numérique bi Sénégal nag lam ca wane tax ñu joroy ci moom lu ni mel moo tax réew yi ñëw fi lam sax dem na nemmeeku ji installation yi nga xam mooy TNT yi ndaje moomee Ibrahima Fall mu nga ci woon reportage. wisit ci makkaanu télévision numérique terrestre
ay jumtuwaay yu mucc ayib Sénégal am jéego yu rëy ba romb sax yenn dëkk ci Afrique di gis-gisu ñi teewal ñi di waa unité internationale des télécommunications nekkee ci Afrique. Of just the equipment or the investment, I'm very impressed with the vision of the country. Comme l'a dit le directeur régional, c'est comme ni ko directeur régional bi xamle mbir mi daal lu doy waar la rawatina ba nga xamante ni Sénégal moom moo nekk leader ndax nag am na vision bu leer ci li ñëwal anticiper ci mbirum implémentation bu TNT. Télévision numérique des terres, c'est tout simplement impressionnant. roy ci modèle bu Sénégal jaarale ko ci groupe Excaf Télécom mi yombal mbir yi loolee tey jii mu mel ni mooy li gën a jàmp ngir TNT bi mën a jot dëkk yëpp yi nekkee fii ci Afrique. C'est tout simplement formidable ce que Excaf a fait. Excaf li mu réussir nii lu am solo la muy nag modèle boo xamante ne nii yeneen réew africain yi mën nañ cee jël exemple loolu nag moom mooy firndeel ne modèle bii bu dox la bu jaar yoon la te nag ci sama gis-gis dana rek inspiré yeneen pays fii ci Afrique. Pourra à mon avis inspirer d'autres pays africains. On est là pour une rencontre qui parle justement de ce sujet. que na lu am solo ngir ñu gis équipement yi nga xam ne rek dina tax ba ñu am benn gis-gis li nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ba mu mën a nekk lu dëggu ci sunu biir réew. ñu seen xam-xam màcc ci wàllu média bàyyeekoo ci réew Afrique yu bari ñu ngi fii ci Sénégal ngir waxtaanee naka la ñuy def ba am TNT bi mu mën a law ba ci dëkk Afrique yépp te moo ne mbir mi la ñu ci dugal ci koppar daanaka dafa jéggi dayoo di gis-gisu ñi teewal waa UIT. Ibrahima Fall jaajëf ma nga doonee kon lu ëpp ñaar fukki réew ñëw ci biir Sénégal kon roy ci groupe Excaf Télécom na mi doxale jëm ci wàllum TNT xibaar yi wuy ci benn wàllu tiis dal ci kaw Sénégal rawatina artistes yi waykat ba Ndiouga Dieng dem na moom fa yoon way yu rëy waaye itam nekkoon borom baat bu neex doon wayit lu am solo daan yar daan yeeteem moom moomee génn àdduna ndiki guddig biig mbokk jege ñaale ñoo ko seedee ko Ndiaye. léegi laa ko inaa yaatu woon parce que Ndiouga sama xarit la woon sama mag la woon sama soppele woon sama idole la woon Ndiouga dañuy bokk Bargny bokk Tëngéej ku ne Tëngéej ne Bargny parce que Ndiouga nit koo xam ne dafa am dimension exceptionnelle mbooloo mi fi teew tey si levée du corps am wane na ko man maa ngi fàttali si ay jamono bu ma commencé dugg si musique ba sama baat dee Ndiouga amul fu moo yóbbul si Sénégal pour ñu faj ma. tey bésu tiis la mais. comme ni ko suñu mag yu baax yi suñu kilifa yi di waxee yàlla moo jël li mu moom waaw parce que ñun ay jaami yàlla lañu tey ñu am mettit mais di sant yàlla bu baax ndax ki fi jógee Ndiouga Dieng li ma xam ci moom mooy jullite maandu ak tabe. am nañu 18 ans sunu fukkat ak juróom-ñeent ci la ñu tàqali ko sëy naa moom mu jàppale ma jàppale sama njaboot ba bi ko yàlla jeexalee itam ba fii ma toog fu mu mus a nekk ci hôpital maa nga faak moom mu di ma ñaanal ci ay mbokkam di ma ñaanal ci ay xaritam danoo tàqali ko mais yàllaa jeexal def tàqali ko bi mais sama diggante ak moom musta jeex lii moo ko jeexal bés ni ki tey bu sañoon kenn du xuloo kenn du xeex dama daan ñëw ni ko Alaaji Ndiouga lii mun ma ndey noonu amul koo gis ci àddina loo seq ak moom baal ko ak. il était accueillant c'est-à-dire nit ku baax loolu nit boo xam ni dafa fonkoon artiste xeebul kenn man foo ko mësaan fekk day jóg accueillir ma invité ma sur la scène waaye ndox man ba récemment bi yàggul dara. musicien liy def carrière am gudd du mën a way kese mais texte daf ci am importance parce que texte mooy li nga xam ni mooy tax musicien bi def carrière. te loolu toujours dama koy boole samay discours ne xale yi nañuy gëstu ci mag ñi. moom xamoon na ni kullu nafsin saaxatin mawti kullu man alayha faani wa yabqa wa huwa rabbika sil jalaali wal kiraam Ndiouga nag yàlla na gisee Seydi Aboubacar Sy mu gëm. mu doon mbooleem artiste jege ñaale mbokk ñëwoon ca ba ñuy jël néew bi di ko jébbal borom bi muy ndemu si yàlla Ndiouga Dieng
turu groupe Excaf ak DTV yëpp jël am njaal di ko jébbal mboolem njaboot gi. xibaar yi wéy dugg ci wàllum tàggat yaram jàpp leen ni Sénégal mi ngi waajal jonganteem ëllëg digganteem ak Bafana yi ma ngay am ci réewum Afrique du Sud éliminatoire jëm ci wàllum mondial Russie 2018 war a doon muy jogante goo xam te ne bi waxambaane Aliou Cissé yi kenn ku ne taxaw nga ndax doon nañ cukki fexe ba tànk yi am dara ndaam lañ ci yaakaar ci boobu lépp jonganteem dañ ci ànd ak Fallou Diagne kenn ci gaynde yi am na lu mu dénk DTV. waaw entraînement bi fi ñu ci toll mooy ñu ngi koy préparé bu baax a baax xam nañ ne match bu am important la si ñun donc pour suñu dëkk aussi donc ñu ngi koy préparé bu baax. bon ñun du match bi kese lu ñu gën a amal importance mooy qualification bi donc ak match bi ñu fi indi tamit donc dañ si concentré wu de trop xam nañ ne match bi mooy match bu gën a am importance si ñu match yi passé. waaw ñun moom ñu ngi si dynamique boobu parce que xam nañ ne instant bi am na loo xam ne dañ ko war a dem jëli ji donc ñu ngi si concentration boobu di ñaan yàlla rek. yàlla suñu borom mottali ko donc gën ñu may kattan bi gën ñu may force bi gën ñu may doole bi daal ñu dem jëli ko. waaw comme li ñu leen di wax d'habitude rek comme te yàlla dogal na ñi ngi fii Afrique du Sud di préparer match bi comme ñoom ñi ngi foofu nañ toog ci kër yi rek njor kurus yi ñii ñaanal ñu bu baax a baax ñu jël ndam li ñëw ko. fàttali jogante boobee dina am incha allah ëllëg ci samedi jim bu benn waxtu jotee 13h fii ci heure Ndakaaru xibaar yi wuy ci benn wàll jàpp leen ba tey tàggat yaram stade Alassane Djigo daañu ko tàmbali kon di ko jëfandikoo ndax daanaka noppi nañ ca liggéey ba def nañ ca 1 milliard ak ñetti téeméeri ci ay millions francs CFA ministre Matar Ba rafetlu wàllu gu ni mel dégg na ca kàddu DTV. lal nañ lamp yi lal nañ gazon bi tribune bi pare na li ci des mooy jàpp nañ ne fii ak le 25 décembre danaa jàpp bés boo xamante ne dina ñaan le président Macky Sall su ko jotam maye mu ñëw dagal ñu rimaa bi pour ñu mun a inaugurer stade 1 milliard 300 lañ fa def te beneen 1 milliard 300 lañ def au stade Ndiarène foofu itam ku xool suñu budget xam ne fa lañ ko inscrire te budget 2017 la waaye ku fa dem fekk fa liggéey ba cela veut dire engagement patriotique bi ma doon wax ci directeur général de la CSTP moom la defaat fa nga xamante ne mooy Guédiawaye arène nationale bi ku ko gis xam ne li ñu annoncé ne 33 milliards ci dem ku gis liggéey bi xam ko 500 emplois sénégalais yi rek a fi nekk di liggéey à part chinois yi nga xamante ñoo leen di encadré loolu nag liñ ciy rafetlu mooy lëkkaloo diggante République populaire de Chine ak République du Sénégal ak seen ñaari kilifa yi muy président Macky Sall ak président République populaire de Chine. ma nga doone loolee moo laf laaj ci xibaaru marax yi fàttali leen information phare bi mooy tekki wala sax kon yëkkati lañ duppee mbaraanum kiirlaayu Barthélémy Dias commission ad hoc bi ñu dénkoon saytu wàllu grimel def na ko sàng Barth nag moom nee na loolu da ko rafetlu na day tax mu yoon def liggéeyam ba nu mën a xam ana ñan ñoo faat mbaa kan moo faat ña ko jëfan koy tumaali moo ko faat moom Barthélémy Dias dañ ñëwaat léegi ci mbir nam gën a yaatu ak soxna Abi Gaye ma nekkoon ci pincum ndaw réew moom ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf lii moo la laaj ci xibaaru marax yi gërëm nañ ci seen télévision DTV bi ngeen di ànd ak moom saa su ne incha allah fekk fanweeri minute lay doon xibaar ci français ak Ajaratu Lena Sarr illa liqa. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله Magal Touba édition 2016 ñëpp fabu fëx ni ila Touba seen télévision DTV ni kenn du ko fa jiitu nam ko defee woon daaw nu ko raw la ko nar a ànd ak yéen ren jile